yaa ngeen jëf ci ànd bi ak ñun ITV waxtu xabaaru marax yi li gën a fës ci xabaar yi bokk na ca ni fi ñu toll nii tamit da ngeen teewlu jàppale ni place de la nation mbooloo maa ngi fa sakkan opposition yi fa woote ab daje lañ fa woote toogaanub ñaxtu ngi wane seen naxaru xol réewum Sénégal na muy doxee la ñu wax ni lu ci bari àndu ca seen diggante ak président Macky Sall daañu ci ñëw incha allah ci biir xabaar yi en direct ak Abdourahmane Ly moo ñu fa nekkal doon ci bokk itam lu jëm ci bëccëg bi nu jagleel alam gi waaye itam lu jëm ci géej gi fexe ba lépp tegu ci yoon waxtaan wi am na ca Thiaroye-sur-Mer foofee yàqu-yàqu ya bari loolu daan ci ànd ak gëstu kii di Pape Ibrahima Ndiaye dañ ci bokk itam lu jëm njiitu réewum Sénégal président Macky Sall teg na aw xeer wu njëkk ngir tabax am taax mu mag ngir dalloo RTS foofee nag kàddoom jot na faa jëm ci code bu yees de la presse bi nga xamante ne bii am na lu ñu ci war a yaxal ni ay décret d'application daañu ci ñëw tam ci biir xabaar yi doon ci bokk biyaanalum Ndakaaru mi ngi wéy di dox waaye jàppale ni ndaw yi ak ñi xaw a am tuuti ak dese ci wàllum xel ak yaram ña ngi leen di boole ci wàllu guddi mel lañ ca becc tënk ko teg Mamadou Dieng moo koy jukki lii moo gën a fës niskis faram-fàcce gi nuyu leen gërëm leen cant beeg ñun ITV xabaaru marax yi dañuy naan coow ba ca place de la nation fekk fa suñu reporter Abdourahmane Ly la ko sooke ndaje mi mooy ku jégi ñu bari ci ñoom genn wàll ga ñoo woote ndajem dajaloo ba ci seen naxaru xool ci kanam askanu Sénégal ndax ne ñu lañuy jàmbat bari na rawatina mbirum élection yu dëgmal tabum pencum ndaw réew mi Abdourahmane yaa fa nekk jamono ji tembe ginnaaw baal nuyoo lu mën a jàpp ci ndaje mi ak fu mu toll jamono ji. alors maa ngi lay fay nuyoo sëñ Modou Mbacké Niang alors ñu ngi fii nii daanaka si bu fanweeri simili tegalee wala boog ñeenti waxtu tegalee fanweeri simili ci la leaderu coalition Yewwi Askan Wi tàmbalee wuyu ci appel assemblée générale populaire bi nga xamante ne ñoo ko ci bu ñetti waxtu jotee woon meeru Dakar ci di Barthélémy Dias ak meeru Ziguinchor di Ousmane Sonko Déthié Fall coalition bi ay dugg ak Khalifa Sall appel boobu noonu nga xamante ne ñoom ñoo ko appel rassemblement bi nga xamante ne ñoom ñoo ko organisé daanaka ki nga xamante ne mooy jiitu wala boog leegu Dakar daanaka mooy ñaari nit bi nga xamante ne jël kàddu ci bi lee dajaloo daanaka bu mu jëlee kàddu bi ñu woote nga xam ne ni daanaka Yewwi Askan Wi mënut a nekk bokk ci législative yi nga xamante ne ñu ko nar a amal te dina si bokk ci ak liste titulaire wala ci ak liste suppléant am loolu nag nga xam ne daanaka élection du am bu weesoo loolu ki nga xamante ne mooy Barthélémy Dias ba tey mi ngi xam ni décision bi nga xamante ne conseil constitutionnel jël na ko di xam ne irrecevabilité wu liste titulaire coalition Yewwi Askan Wi daanaka xel mënu ko nangu loolee waral ñu ko bëri si ñoom di jàpp ni que jamono ji ëpp na ñu jéem a xool nan la ñoo soppee li nga xamante ne moo di conseil constitutionnel bi li nga xamante ne mooy Barthélémy Dias ay waxam ban muy wax li nga xam ne ni nga xamante ne mooy Antoine Félix Diome di ministre di jëwriñ ñu dégg wàllum biir nga muy dafa war a démissionné wala boog ñu jëlee ko postam boobu ndaxte amul benn yoon wala mu maye kon organiser lii di élection législative yi nga moo jeexal nag tàmbali woon ak provoqué ñi nga xamante ne ñoo di acheteurs yi ki nga xamante ne tamit àdduna ci mbir mi nag Moussa Tine jàpp na ni diplomatie sénégalaise sax daanaka day nekk di xeex li nga xamante ne mooy loolee nag gëm-gëmam la mu dellu si kàddoom nga xam ne ni que ki nga xamante ne jamono ji mi nga xam ne ni que soxlawuñu benn yoon taxawuf ki nga xamante ne moo di Vladimir Poutine lu tax mu wax loolu ndaxte mi ngi jàpp ne ki nga xamante ne mooy njiitu Macky Sall bu muy déplacé foofee ca Russie dafa demoon ngir interdire wala boog fexe Vladimir Poutine bañ a jàppale li nga xamante ni moo di coalition Yewwi Askan Wi loolee la expliqué li nga xamante ne moo di Moussa Tine waaye ak lu mu ci am jamono ji wax yaa ngi wéyal ni jamono ji Modou Mbacké Niang nga jàpp ni daanaka li nga xamante ne ñooy kilifa yi nekkee fii parce que yéene daam ne pare 19h ndaxte 19h pare waaye li nga xamante ne moo di kenn si leader gi bu ko joxee sax kàddu dafa ne jamono ji nañu wéy ba li nga xamante ne moo di 20h ak lu ñu mën ci daw jàpp ne
ay ndaw ñoo fi nekk ñoom kon ñoo ci woote coalition Yewwi Askan Wi fii ci place de la Nation ay militants yi nga xamante ne yenn saa yi jugee nañu ay régions yu si mel ni Kolda wala sax Sédhiou am na lii nag moom mooy fu rassemblement bi daanaka sax mu téye mu jëlee micro bi mu ngi woo si ñu doon woo kon ci manifestants yi ñu bañ a yëngal ñi nga xamante ne ñoo di takk der yi ñu ngi may dundiku rassemblement bi kon dégénéré maanaam Sédhiou woote na kon ngir ak dal woote na ko plusieurs fois. waaye nag lu mën ci am ñeneen ci tamit ci mel ni Déthié Fall nga xamante ne moom mooy wax ni jamono ji xam na ni jamono ji ñu war a bàyyi ñi nga xamante ni ñoo di taskati xibaar yi liggéey ñu def seen liggéey nag bu mu waree jamono ji di xaar kon ñeneen ñi nga xamante ne ñoo war a àddu ci rassemblement bi Modou Badji. jaajëf Abdourahmane Ly kon fi mu toll li mën a jàpp mooy ndaje mi nit ñi ñëw nañu ña ngay waxtaan discours yaa ngi wëyandim Abdourahmane Ly daañu incha allah jokkowaat ak yow bala xibaar yi jox jëmbul ngir amaat situation foofee nga xam moo di place de la Nation jaajëf ñu jégalu tuuti ci qualité sonore beeg mbooloo mu bari ak bruit moo tax ba daanaka xaw na sant Fall wala Dieng ci dégg-dégg bi xabaar yi ñu xusoon ni waxtu soxal tey journée mondiale bi ñu jagleel géej gi thème ban jël nag mooy fexe ba dundalaat géej dundal géej gi lu mënta ñàkk lam boo demee Thiaroye-sur-Mer géej ga yàq-yàq yi bari na dem nañ sax ba nemmee ko fa lu mel ni kii mbirum carburant maanaam essence wala gasoil bu nemmee ko ci géej gi ba préfet jël ay dogal ci wàllu guddi mel ngir aar ko itam moo tax tey journée mondiale bi ñu jagleel wàllu guddi mel askan wa am na njàqare gu wér peng seen kàddu jot naa jib ci gëstu Pape Ibrahima Ndiaye ma fal reportage. li nga xam ne moom ngeen di seen ci Thiaroye-sur-Mer dafa doon xeetu pollution boo xam ne mën naa nëbb beneen ndax nag am na leneen loo xam ne dafay faral di ñëw di gaañ aalam bi indi ay jafe-jafe ci wàllum wér-gi-yaram image yi nga xam ne moom ngeen di seen ku dëkk Thiaroye-sur-Mer moo ko filmé te muy fësal teewaayu hydrocarbure ci géej gi ay bësa ngi nag muy wàññeeku waaye taxul ba léegi ñu samp ab laaj lii lam moo ko waral lam moo ko indi ñu bëgg ci ay tontu yu leer. waaw li tax mu am solo mooy am na conséquence bu ci topp mooy def nañ arrêté pour tere képp ku nga xam te ne da nga nekk doomu Thiaroye nga sangu ci plage bi te comme ni nga ko gisee plage bi ay doomu aadama ñoo ko dëkke ñoo dëkk ci wetam donc ça veut dire que moom mooy seen bërëb bi nga xamante ne xëy na suñu tàngee fa la ñuy dem féexlu ci te xam nga jafe na pour nga mën tere xale yi surtout bu fekkee ne amul ku leen accompagner ñu sangu ci plage bi kon ñun ñu am résultat yi pour xam dëgg-dëgg ndax liñ fi gisoon keroog hydrocarbure la ou pas dafa am solo parce que su fekkee ne moom la ça veut dire que am na menace bu nga xam te ne mu ngi guetter la population de Thiaroye-sur-Mer. nappkat yi nga xam ne ñoo fi ne ñoom dafa mel ni dañ koo mis ndax nag luñ koy gis dafa bari waaye teewul ñu jàpp ne dañ ci war a indi saafara nu mu gën a gaawee. essence bi fii nii keroog si dimanche fii la gis naa fii nii yëpp am essence ak ay fuuri te loolu baaxul si lii moo tax benn mbaalaaw essence yi nii fii mënatu fee jàpp jën mbaalaaw yi toog nañu ay fan mënuñu mbaal fii ndax xeetu essence beeg yooyu noonu jën bëggu ko. saa bu ñuy wax wàllum teewaay hydrocarbure ci géej gi xel yu bari ci société africaine de raffinage lay dem waaye nag ñu ngànk mairie bi di xaar rek li nga xam ne moo tukkee ci l'enquête bi balaa ñu ci addu li ci gën a xuus waaye nag jàpp nañu ne aar communes yi nga xam ne dañoo jege géej gi lu tembere la jamono ji. waa SAR mënuñu contrôler seen bopp mënuñoo nekk juge ak partie ngay atte ñu lay atte loolu mënul nekk kon ba tax na vraiment dañu war a am jumtukaay yoo xam ne état du Sénégal dana ko teg dooleel ci collectivité communes yi ba nga xam ne gox-goxaan yi ñoom danañ mën a taxawee loolu liggéey bi ñu ciy def ñoom muy sensibilisation liggéey bi nga xam ne gendarmerie moom lay def ci wàllu surveillance ñu def ko liggéey bi nga xam ne scientifique yi moom la ñuy taxaw géej gi ba dara duñu bett ci wàll boobu aussi ñu taxawee ko bu lépp matee du am problème. teewaayu hydrocarbure ci géej gi jafe-jafe yi nga xam ne mën na ko indil askan wi ci wàllum aalam bi wala ci wàllum wér-gu-yaram moo tax jëwriñ gu ñu dénk wàllu woowee wàccoon fi sant sax ñi nga xam ne ñoo ngànk SAR ñu def benn enquête bu mucc ayib te mu gaaw waaye nag mu mel ni boobu ba léegi lu tukkee ci li nga xam ne mooy résultat yi ñu ngi koy xaar balaa boobu nag population yi rawatina ndaw ñi ñoom ñu ngi woy di jege bu baax danger bi nga xam ne moo tukkee ci jafe-jafe bi.
jaajëf Pape Ibrahima Ndiaye leneen jëm ba tey ak journée bi nu jagleel géej gi lu koy gën a mën a aar waaye itam di ko luppanti itam lu mënta ñàkk lam boo demee itam ca diwaanu ko baax ñeek la ko wër ña fa nekk ay soxna di yëngu ci wàllum lakkum keccax ak defarum géej gi ak defar yoxos beeg ñoom seen ñoom itam ñu ngi dund ay gàllankoor yu mag ci wàllu googeem moo tax Babacar Seck def gëstu ci wàllu guddi mel ñoom it nee ñu pollution ba ak usines yi nga xam ña ngi fay sotti tooke ji soxor ci ñoom lu muy yàq mi ngi tàmbalee bari reportage. waaw daje bi am na solo trop parce que daje bi daf ñuy tax ñu dajeeg si ni ay natango yu sous région bi waxtaan si problème pêche yi et xool nu ñu mën a def ba jokkoo pour di améliorer surveillance bi daal waaw loolu mooy idée principale bi si loolu jokkoo bi mooy lu ñuy wax si nasaraan niveau opérationnel mooy lan mooy ñu jël suñu ay bateau boole leen si gannaaw commission sous-régionale des pêches yóbbu leen géej ñuy surveiller géej yu Sénégal di surveiller géej yu yeneen dëkk yi loolu day tax ñu boole suñu doole et puis ñu gën a efficace beneen aspect bi mooy li ñuy wax aspect institutionnel mooy suñu ay loi ñu essayer def tout pour harmoniser que pour ñu gën a efficace si géej gi donc si loolu aussi di remercier commission sous-régionale des pêches parce que jàppale nañu si formation bi xam nga formation mooy tax nga gën a am doole gën a xam li ngay def am ay capacité et puis gën a surveiller say ndox. kooku ma doon capitaine de vaisseau Ibrahima Diawo moom mooy directeur de la surveillance ak protection jëm ci wàllum géej gi dañoo nekkoon ca diwaanu ko Saly waxtaanu ëngamloo gu yaatu doon xool nu su ma def ba gën a aar géej gi moo leen taxoon a jëkk ay kàddoom Mountaga Kane moo ko tàttan dellusiwaat ci baax ñeeg la ko wër ak Babacar Seck foofee ni ma ko waxee sàngam daanaka usines yu bari ñoo fay becci ay tookeem doon duppee pollution la muy yàq mi ngi tàmbalee bari soxna yi fa féete di fa lakk keccax baaka defarum géej gi ni fi ñu toll nii daal la ñuy dund ci ay gàllankoor yi tax metti na ba jéggi daya ba reportage. jigéen ñi di yëngatu ci transformation produit yi nga xam ni mooy jóge ci géej gi ci Xelkom ci Bargny ñu ngi clamé jëmale ci njiitu réew mi ci usines yi nga xam ni dañu sànni tooke ci jaww ji wër bërëb ba ñu nekk te lu ëpp junni ci ay jigéen di fa yëngu. jeex naa lii xew Bargny rek la am donc foog état jël si ay responsabilités am xam ne moom moo ñu war a protéger bu ñuy wax protéger la terre mais moom moo war a protéger les communautés te ñun en tant que communauté sonn nañu parce que loo xamante ne chaque jour boo xëyee boo jaaree si li tey bu subaa nga jaar si le que moom mu protéger communauté yi wax si kaawu Bargny parce que kaawu Bargny daf si war a prononcé wu mais li ñu seetlu mooy mosuñu dégg benn yoon le président Macky Sall wax si le cas de Bargny ak lii fi nekk si ay industrie polluante xam ne day faagaagal doomu aadama xam ne day xañ nit ak xam ak yelleefam xam ne tam day xañ nit droit à un environnement sain te ñu xam ne loolu code bi moo ko wax loi moo ñu ko may te xalaat naa ne lii fi nekk si ay projet daf ñu koy xañ te loolu jaaduwul. kuréel yi di yëngatu ci aar kéw gi ñoom ñu ngi woo ñiy indi koppar yi ñu bañ ko dugalati ci centrale électrique yi nga xam ni lu mel ni charbon la ñu jëfandikoo. mais liñ ciy def rek mooy dellu di ñaaxaat banques yi ñu respecter engagement yi nga xamante ne jël nañ ko ci climat bi ndax jël engagement yomb na mais mu ànd ak say doxalin dafay am solo jël na engagement ne du financer charbon. ñuy ñaxtu di ñaxtu pour mu réviser ay politique énergétique am pour inclure ci engagement boobu def na ko mais nag il est temps que mu agir avant qu'il ne soit trop tard parce que tamit bu ñuy wax que ne d'ici 2030 est-ce que yàggul ci ñun jot na daal pour que banques yi tamit respecter seen engagement ci climat bi ndax il est temps daal. ci kaddu jigéen ñi yëngu ci Xelkom bërëb ba ñuy liggéeyee ci nax saay la jëm ndax am na ñu am yéene samp fa usine boo xam ni ci wàllu weñ la yëngu. jaajëf Babacar Seck ba tey mbirum alam ngeek environnement bi jàpp leen ni te daanu Ngunjaan dafa bokk ci dëkk yi am carrière ña ngi ko fay mbelli ay camion di ko toj saa su ne di ko yóbbu ma nga jurum koom moo tax Ngunjaan ni ñoom am nañ mbégte lool ca liggéey baak damuy doxem moo tax waxtaanu am moo xam ñu ngi ko demale ca municipalité ba boole ci ay soxna itam ngir ñu xool ñoom itam nu gisee exploitation carrière bi ak nañuy mbellee xeer ba foofee ku ci ne indi xalaatam ñu ànd ci ak gëstu pour Isidore Alexandre Sène. ni waa Ngunjaan taxawee ci li ñu duppee responsabilité sociétale d'entreprise de nu am solo la ci gëtu ñi nga xam ne nag ñoo di waa forum civil waral ñu dajale ci waxtaan benn kuréel bi nga xam ne ñu ngi ko duppee femmes des collectivités minières. solo daje bi ci initiative forum civil mooy taxawal kuréel boo xam ne au niveau national
dafay ëmb jigéen ñëpp ba ñu gën a gis seen bopp ci koom bi génn ci wàllu carrière njàngat liñ ci jël nag mooy jigéenu Ngoundiane sawar nañ ci loolu parce que lépp loo xam ne dafay yokk taxawaayu jigéen de taxaw jigéen mën a demal boppam wax dëgg yàlla képp koo xam ne yàlla jiital na la nga bëgg en tout cas suqali jigéen da nga ci war a saxaw. atum 2009 ba nëgëndi ñoom waa commune bu Ngoundiane de gis nañu seen bopp bu baax a baax ci li nga xam ne di RSE. boo fekkee da nga bëgg a ñëw taxawal fi koom-koom moo xam carrière la wala station d'essence la wala tool booy bay dafa am tarif yoo xam ne ci wàllu frais de bornage dañ ko délibéré nga xam ne loolu kenn du ko discuter li ñuy discuter kay mooy lang cay teg loolu mooy RSE te loolu ci Ngoundiane expérience bi wane na ne bu ñu taxawee fu ñu war a taxaw jiital intérêt askan wi investisseurs yi danañ ñu fekk ca la ñu bëgg am na investisseurs yoo xam ne fu nekk jaar nañ fa ba ci kaw ci réew mi bëgg ñu jaay doole ñu taxaw fa ñu taxaw ba ñu ñàkkee pexe dañu fekk ci lu ñu bëgg. bokk na ci li waral waa forum civil def bi la initiative moo di ñu gunge bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo di soxna yi ndax yenn saay ñii di collectivité locale yi dañuy manqué koppar ba sax duñu mën a gunge ñii di soxna yooyu. plateforme femme des collectivités minières rafetlu bu baax a baax taxawaay yi nga xam ne de waa société civile am nañ ko maire bu Ngoundiane jàpp ne fépp fi nga xam ne rek am na ay industrie minière fii ci Sénégal li ni mel dañ ko fa war a lawal la. jaajëf Isidore Alexandre Sène xabaar yi wéy wàccaat ci Ndakaaru ginnaaw Ngoundiane na gën a démb waxtu bi tembe njiitu réew Sénégal président Macky Sall mi ngi doon teg xeeru njëkk di ab chantier bu mag am taax ca RTS ngir mën faa def ab dalluwaayu kër googule fanweeri milliards ak ñett lañ ci war a def ci liggéey bi war naa def lu bon at ak genn wàllum ngir lépp war a mën a noppi président Macky Sall yoo xam jëbal na kaddu ci teewaayu kilifa RTS ak ña fay daan seen doy lépp ci mbégte ci teewaayu soxna Ami Diouf reportage. ci xumbute gi la waa RTS dalale ki di président Macky Sall ngir mu amal pose première pierre bu màkkaan bi ñu jagleel télévision nationale bi le mu doon màkkaan boo xam ne dañ koy tabax ci fukki étage ci site bu tolloog 2600 mètres carrés koppar giñ ci war a def tolloog fanweeri milliards ak ñett. L'État est là à vos côtés. dinaa leen gunge ngir sémbu wi yegg ba it ñu mën koo jëfandikoo ni mu waree dëgg la naam dina nekk ab tabax boo xam ne dina am fukki étage waaye dina nekk jumtuwaay boo xamante ni bi dina am yeneen i xarañteef yoo xamante ni bi yu yaatu la ci biir nga xamante ni bi dinañ ko mën a jëfandikoo si ay anam yu wuute te loolee dina nekk si ab bërëb boo xam ne am na lu to ëpp 2,000 ay mètres carrés tey liñ ciy def si kopparit dina toll si fanweer ak ñetti milliards. Du bâtiment existant. Pour un coût de 33 milliards. tour bile bokk ci màkkaan yi nga xam ne ci dernière génération la war a am ay structure yu ci mel ni centre de formation ak crèche ak li nga xam ne moo di terrain de football. Cette tour abritera un certain nombre d'infrastructures, de studios. mu nekk bërëb boo xamante ne bi dina dalal xarañteef yi gën a kawe ci wàllum télévision waaye tamit am ay studio yoo xamante ne bi dinañ si mën a def ay plateau yu ni mel waaye mu am centre de formation boo xam ne dañ ci tàggatee wàllum audiovisuel bërëb boo xamante ne bi dañuy lekk maanaam bërëb la boo xam ne daal dina matale si wàllum jumtuwaay. Un audiovisuel sous le modèle d'une académie. Un restaurant panoramique et un service médical. ngir nag mën a teg ci ay conditions yu mucc ayib ñi nga xam ne ñoo di liggéey ci kër gi le njiitu réew mi jagleel leen ay dëkkuwaay. Enfin, la mise à disposition. benn wàll bi tamit moo di wàllum dëkkuwaay taxawaay bi nga xam te ni bii war na ci am na ay terrain yoo xam te ni bii dinañ leen ko daal di mën a jébbal ngir RTS am seen i dëkkuwaayu bopp. sa diwaanu Diamniadio it terrain yi nga xam ne daggaloon nañ leen ko dinaa wax ak jëriñ yi nga xam ne mooy wàllum koom ak koppar ñu def ay jéego ba nu mu gën a gaawee ngeen mën see jotandi nu mu gën a mucc ayib. Au bénéfice des agents de la RTS. kii di directeur général bi di Racine Talla bég ci lool waaye fàttewul benn yoon li nga xam ne moo di problème publicité bi. Nous sommes 700 agents, 743 exactement. lii lu am solo la tey jii ñu mën koo daloo force la si man nag ma wax ak sama mbokk yi télévision yi nga xam ne ñoo nekk si privé bi dañoo war a daal di tënku nag si li nga xamante ni bii moo di ay agence publicitaire ndax nekk na loo xam ne fa la ñu war a jaaree waruñoo rek mën a jokkanteeg télévision yi directement waaye agence yi dafa war a nekk ay buntu yoo xam ne dina tax ay koppar ak ay koom di dugg si bërëbu tasukaayu xibaar yi. Parce que l'annonceur est libre, on ne peut pas passer par des agences de communication ou des agences de publicité
pour ensuite venir voir nos agences. investissement bi nga xam ne état jagleel na ko lii di RTS doon loo xam ne daf leen di gunge ngir ñu amal seen liggéey ci xarale yu yees yi le gannaaw ba mu tàmbalee liggéey ak léegi RTS di toll ci juróom fukki at ci télévision ak juróom-ñett fukk ak benn ci rajo. soxna Ami Diouf jaajëf président Macky Sall daal di porox ndool ci moom lem ndajeem ni kon ñi ngi def ay pexe nu mu gën a gaaw ngir xaatim bataaxalub jëfe maanaam mooy décret d'application bi tax ñu commencé jëfe li nga xam mooy kon code de la presse bu yees bi nga xamante ni bii boobaak léegi ña nga ci am président Macky Sall ngay faram-fàccee. S'agissant de la redevance de l'audiovisuel public, li jëm si jàppale bërëbu tasukaayu xibaar yi rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk si service public bi maanaam éditeur public taxawaay bi nga xam te ni bii war nañ ko cee def dina am ak joyanti ndax xam ngeen ne li nga xam ne moo jëm si redevance yi lu si ëpp dafa daal di lalu woon si jëfandikoo gu ñu jëfandikoo courant maanaam si Senelec la lépp daal di tënk woon loolee nag faaw ñu daal di def ab yoonal gu yees goo xam ne dina soppi lu bëri ngir ñi nga xam te ni bii ñoo di yëngu si wàllum audiovisuel rawatina li nga xam ne moo di service public ñu am yeneen i jumtuwaay ak njàppale goo xam te ni bii dina tukkee su ñun dinañu amit yenn taxawaay yoo xam ne dinañ ko xool si li nga xam te ni bi moo di ni ñuy transmettre li nga xam ne moo di signal bi jaare ko si TNT bi ak mboolem jumtuwaay yi nga xam te ni bi moo di xarañteef yi mu làmbool dinañu xoolaat tamit soppi ni nga xam te ni bi moo di yoonal gi jëm si wàllum publicité ak taxawaay bi nga xam ne moo ci war ba mu gën a ñoŋ si ñi nga xam te ni bi ñoo di bërëbu tasukaayu xibaar yi ak mboolem kër yi nga xam ne ñoo nekk si réew mi. Leur préoccupation quant aux réformes en vue dans le nouveau projet de texte. jaajëf kàddu yi président Macky Sall Cheikh Sall moo ko tënk ci wolof leen ci xibaar bi ngi soxal aéroport Galaye Diagne wala Blaise Diagne fa ca jas lu mu ci mën doon jàpp leen foofee liggéey ba tàmbali waat na ginnaaw daanaka ñaari atu Covid taxoon ba wol yi na mu doon déqee wàññi ko woon na lool léegi soppeeku mi ngi tàmbalee mbir yaa ngi tàmbalee dox kilifa yi jàpp ni kon fi mu toll nii kay lu ci bari sax daañu tàmbalaat ubbi yeneen fafal naaw di déqi ca barab ba jëm ci yeneen gox bokk na ci fu mel ni ki Portugal ak yeneen xeet yoo xam jàppees na ni ay doxin yu yees la war a doon ñu ànd ca ak Faram Facceek Mountaga Kane correspondance. saa su aéroport international Blaise Diagne amee vol bu bees kilifa yi laas dañu koy féete tàmbali ko nag ak i kilifa yi aéroport bi wane ci mbégte bu rëy. ci vol bi téeméer lañu ak juróom-ñeent fukk 190 passagers la waaye actuellement ni Dakar comme ni ma ko waxee dañoo jóge ci période pandémie bi mooy Covid dafa taxawoon passagers yi dañoo wàññeekoon bu baax a baax mais léegi comme pandémie bi wàññeeku na bu baax te tijjiwaat nañu frontières dañ ko tëjoon mais tijjiwaat nañ ko léegi vol yi ñi ngi ñëwaat donc loolu moom gis nañ ni aéroport baa ngi koy ressentir bu baax donc aéroport bi ñu ngi ciy liggéey tamit pour que passagers yi ñu ñëw dans de bonnes conditions. année bi comme tijjiwaat nañu frontières yi te maladie bi wàññeeku na gis nañ ni passagers yi ñi ngi ñëwaat te bu continuer nii ak développement yi ñu am yëpp compagnie aérienne yi ñu accueillir tout dernièrement yëpp fii ak at bi di jeex dinañ am la ñu amoon 2019 wala boog lu ko ëpp. touristes yi daan ñëw Sénégal yëpp ñu ngi daan ñëw ci jamonoy sedd waaye tey jii mbir mi wëlbatiku na. c'est que ce sont des vols charter. vol yi lée volu charter la te ñu ngi ñëw ci été maanaam jamono tàngoor muy lu am solo ci Sénégal ndax réew mi daan woon am touriste ci jamonoy tàngoor ci jàppalek Solférias fexe nañu ba loolu wëlbatiku. ce sont des opérations qui concernent l'été. ki teewaloon ambassade bu Portugal ci ndaje mi gis na ne Sénégal réew bu neex a ñëw la ba tax ñoom sax fas nañu yéene ci at mi ñu andi fii fukki junni touriste yu bawoo ci seen réew. jaajëf Mountaga Kane moo doon topp lu jëm ci aéroport Blaise Diagne ba ca Diass ak na vol yay doxe ak jamono bi nga xamante ni bi trafic ba dellu siwaat na ci anam gu yaatu leen ci xibaar mi ngi soxal li nga xam mu jëm ci trophée maanaam coupe bi Sénégal jël mi ngi wéyal ab doxub nemmeekom jotoon nañoo jaar ca diwaanuk Bawol Diourbel ak la ko wër waaye itam Kaolack lan tollu jamono ji ba fan yi loolu lépp tax na ba daanaka waxtaane ko lu mënta ñàkk la itam ak équipe beeg fa mu toll jëm ci CAN bi ak wàccal gi Ahmed Dieng lay wuyoo kenn la ci kàngam yi nga xamante ni bii ñoo ŋànk footballu Diourbel waaye itam waajur ci Bamba Dieng international sénégalais bi ñu wax na dëgg-dëgg ci doomam jaak na muy doxe ci équipe nationale bu Sénégal ci wàllum football la mu dénk Amadou Bari.
génération bi tey ñoo am chance su indi ko bu fekkee nag sama doom bokk ci génération boobu aussi daf ma gën a jox mbégte rek daf ma gën a mais nag lépp sant suñu borom la sant yàlla lépp ci suñu borom la rek. sa doom ji bokk na si ñu jël kaan bi jour boobu sax bokk na si ñu doon tiré penalty bi lan nga ci xalaat lan bés boobu loo yëg. yëg rek moom laa wax léegi rek lii Sénégalais yëpp yëg bu may ñaan c'était pas parce que Bamba mu ngi tiré mais dama bëggoon Sénégal gagné waaw donc moom bu doon ne day raté sax am ñi gagné après amul problème mais man gañ bi moo ma intéressé moo taxoon ma stressé mais tiitu moon pour affaire am moom mais Sénégal yëpp laa tiitaloon donc foo régler problème bi nekkoon. jaajëf Amadou Bari doon waxtaan ak waajur yi nga xam mooy waajurum kii di Bamba Dieng international sénégalais bi xabaar yi wëy yegg nañ ci pàcc bi ñu jagleel bitim réew ñu koy tàmbale ci lu soxal fi nga xam mooy ca Nigéria jàppale ni fi mu toll nii coow li jeexagul ndax am na fa benn gouverneur boo xamante ne bii jamono ji ma nga woon ca Lagos di Bola Tinubu daal dinay jël ab li nga xamoo di kon primaire bi ca parti au pouvoir ba la nekk xëccoo ga nag bari woon na lool ba jàppes na ni fi mu toll nii daanaka am na benn influent boo xam daal fi mu toll nii am na ko maanaam dafa wone boppam ci lu bëri ci wàllum politique fee nga xam mooy ca Nigéria daal dinay déclaré nag jamono ji tembe kon mooy candidat bopp président ba maanaam élection présidentielle ban dëgmal 2023 dana daal di wone boppam ngir kon samp ndëndëm ngir def kem kàttan ba lépp loo xam mooy la ñuy xaar ci moom dina ko daal di war a mën a wone ñu jeexale bitim réew soxal fi nga xam si moo di kon ca diwaanug Mali jàppale ni ba léegi nii coow la jeexagu fa ndax la ko indi bokk na ca ni li nga xam rek moo di ay xeetu jàppante goo xam jotoon na am ak it loo xam se ni nekk na ay gàllankoor yu nemmeeku ci lu bëree bëri lii sax ña nga ca Guinée lan lañ jóg ginnaaw bañ jógee ca Mali Guinée jamono ji kon am na fa ñeenti police yoo xam ne da leen daal di jàpp li nag mi ngi xew ginnaaw bi nga xam te ni daal jàppees na ni am na ay manifestation yi amoon ba am benn xale bu ca ñàkk bakkanam loolu lépp tax na ba jamono ji ñu gis ni am na ñeenti police yun tegani loxo ci semaine bi ñu génn ginnaaw xale boobee ñàkkoon bakkanam di ab waxambaane di Thierno Mamadou Diallo manifestation moo amoon goo xam dafa jékki-jékki rek daal di bett askan woo yokkute carburant lan doon jooy ni njëgu carburant ba dafa cher lool ñu doon manifester kon enquête mi ngi wéy ñuy xool ba xam dëgg-dëgg lu waral ba ndaw loolu daal di ñàkk bakkanam. yegg nañu ci pàcc bi ñu jagleel biennale Ndakaaru bi jamono ji kon mi ngi wëyandi muy ab gëstu bu yaatu boo xam mi ngi soxal mbirum culture Sénégal doon célébré yoonu mboolem ñu yëngu ci wàllum art lu ni mel tax na ba suñu reporter bi koy topp di Mamadou Dieng jot na ñëw topp mbir ya waaye jàppale ni nag ki nga xam moo di ambassadrice bi nekkal Europe ci Sénégal mu daal di ëmb ay réew yu bari dañ ko daal di woon ndeyale loolu nga xam mooy xew mi mu nekkoon lu yaatu ndax moom ci boppam sax ba ñu noppee kàddoom jot naa jib ñëwaat ci biennale baak ñun jagleel ñi seen xel neexul xëy na di Russie ak pàcc ba leen jël ci wàllu guddi mel ak faram-fàcceeg Mamadou Dia. Centre Aminata Mbaye di dalal ay tuut tànk yu manqué ci wàllum xel waaye ñu di ay gone yoo xam ne mën nañ def ci wàllum aara lu taaru lool. da leen di permettre tey jii pour ñoom ñu mën leen a jox seen gëdd parce que ce sont des citoyens à part entière comme yéen comme ñun dañ leen a war a jox seen dignité te ñun suñu slogan comme on dit doom la mu nekk xale bu wër comme xale bu am lu ko dal ñëpp dañoo am droit à l'éducation dañ leen a war a tàggat dañ leen a war a jox li nga xamante ne loolu nañu soxla pour ñu mën leen a respecter. mu di institut médico-éducatif boo xam ne gone yi manqué ci wàllum xel képp lay dalal. école bi laaj biennale bi ne dafa bëgg bokk ci exposition off yi loolee bu ko defee lenn képp moo ko waral mooy ne dafa nemmeeku ci gune yi ay talent artistique ci bànqaas yu wuute. waaw détecter talent yooyu moo tax ñu agrandir sunu atelier sérigraphie bi ñu am fii ñu am ay machines yoo xamante ne ça permet de faire tirage yu ay t-shirt def ay activité manuelle def lépp lu nga xamante ne ay outils yu moderne la yu leen di permettre ñu mën a nekk dans des situations normales
pour ñu mën a wone véritablement seen talent. ñoom gone yi ñuy wone seen talent ci biir l'école bi jaarale ko ci atelier sérigraphie bi mbaa ci wàllum togg ci poterie céramique ci ñaw wala sax ci horticulture exposition bi di opportunité ci ñi jiite école bi ngir ñu mën a fësal liggéey boobule. foog naa ne l'histoire nous a donné raison. Les jeunes qui souffrent de déficience intellectuelle aujourd'hui ont montré qu'ils sont capables de faire de très belles et bonnes choses. Centre Aminata Mbaye di dalal téeméer ak juróom fukk ak ñetti tuut tànk ci juróom-ñeenti classe fii ñu am fi juróom-ñetti atelier pratique taxaw gi jëm ci tuut tànk yi nga xam ne seen xel matul di laaj patience. Mamadou Dieng jaajëf fay itam jàngeen jëf ci ànd beeg ñun ITV lii mu tëj xabaaru marax yi sant leen gërëm leen bàyyi leen ak bloc d'information bi la totale Cheikh Hassana Fall ak i ganam mu doxal ba ci kanam dana amaat incha allah xabaar 19h45 ci français ak Khalifa Diakhaté ñu bokk wéy ak sunuy programme ITV jàngeen jëf.